de la presse muuróowu ma ko yéen am ngeen immunité parlementaire ko man awma immunité parlementaire te dañoo yabut sama mbojj dama ne président Diomaye laay waxal directement Mahmadane Sarr dañ ko war a bàyyi mu ñibbi parce que dafa yàgg bu ñu toogee nag ba Sonko di junj ay digal ak ay tere c'est très très grave mais loolu nag mi ngi ñëw ci kanam xëy na balaa yàgg dinañ ko bàyyi te président Diomaye moom dafa jël Sonko jiital ko bàyyi ko ba mu joteeg ñëpp mu doog koo dàq tey bu ñu demee bañ ne Ousmane Sonko lañ limosé ay étudiants di jubilé mais c'est loolu war na indi jàngat pourtant lim bu ndaw lañ nekk cité kër góor gi ñoom di yuuxu étudiants yi mat nañ leen juróom nekk université di jubilé ñoom ñuy jooy ñii di jubilé te ñoom ñëpp ñoo àndandoo woon di jubilé bi ñuy génne kaso ñu leen di élire di leen fal. ak étudiants yi ni ñu àndee woon ak premier ministre bi étudiants yi ak enseignants yi waaw ak jàngalekat yi dama ne étudiants yi ak gétt gee ñoo àndoon doon génn gétt doon jubilé bi ñuy fal ñoom ñi les 5 ans tey jii ñenn génn gétt gi génn na beru na le ci campus ya di yuuxoo kañ la ñuy woo Diomaye naan Diomaye di ko di yuuxoo maanaam kontaan ci li ñu limosé Ousmane Sonko parce que dafa wax lu garaaw mooy maa santaane ñu dugg université étudiant bi toog ne kon kii ma doon fal moo santaane pour ñu dóor ma man ma ca doon jéem a jàpp ko kirtim dugalaan ma man ak étudiant yi garde à vue nekk na nañ fa ay fan ñu jox leen contrôle judiciaire man ñu yóbbu ma ca kaso ba tey damaa mënul bàyyi émission bi mais maa ngi ñoom waroon a ànd tey di jubilé bi di kontaan waaye comme man du ma tiire ci cadavre ma bàyyee leen seen jubilé ñu génne li ci seen xol mais képp lii ni ku ne da ko war a sóoraale booy ànd ak nit yu ci bari Ousmane da ko doon def ñu naan Ousmane la muy fëgg dënnam naan man la xoolal ba mu taxawee assemblée nationale fëgg dënnam ne xale boobu ngeen di yónni muy saaga dinaa régler problème am daan ne sama loxo musuma ko dugal justice waaye tey jii dinaa ko ci dugal. boobu yaa ngi ci audition. waaw tey nag léegi yàlla seppi na loxoom fa mu ko doon dugal yàllaay mën tey man moom doon wax ne dana régler sama problème maa ngi ko ne di ruube ba tey nit ñi nañuy sóoraale yu mel nii bu ñu la joxee ndomba tànk dee ko sóoraale. parce que day ñëw à tout moment mën na jóge fu ne tey lan la ñuy wax Ousmane Sonko ancien ministre. ancien premier ministre heure bii démb lu ñu doon wax premier ministre. super fort. tey ñu ne ancien. ci kanam tuuti dinañ ne ex président de la république Diomaye Faye ex procureur ex diw la ca gën a bon sax dañ mën nañ dem ma ne ndéem si yàlla. kon lii dafa jër di sóoraale buñ la joxee réew nga koy xool li ngay def bañ di fëgg dënn. mën a léegi tey nee na moo fal xëy na dina fal boppam man nag amatuma ak moom benn compte bu may lijjanti man fi mu ne nii Diomaye Faye mi dajale dëkk yëpp yor ko ci loxoom man fi mu ne nii moom laay jàkkaarloon lépp lu dëng ci réew mi ma ne léegi assemblée Abdou léegi nag assemblée dafa wax lu am solo assemblée nationale gi léegi waaw xale bu jigéen ba da tey daa taxaw tëkku président de la république ne ko bis boo dàqee Ousmane Sonko koo fi indi dinañ ko daaneel Diomaye nag dàq na Ousmane Sonko léegi xale bu jigéen beeg gàngooram ñoom it laay déglu ba xam ñoom ëllëg lan lañ nar ak fun jëm. lu ñu nar buñ ko defee décembre assemblée bi 2 ans yi. ata boo ko defee benn yoon doo ko defaat doo ko mën a defaat boo defee motion de censure doo ko mën a defaat mën na wutaat gouvernement am continuer doxalam. premier ministre amul njëriñ ci Sénégal. waaw d'accord xam nga léegi comme tëkku nañ beneen bi ci topp nag may wax Cheikh Bara tamit na defaraat toogaayam. parce que Sonko dem na Maam Yacine dem na bis bu ñu fi indee ministre de la justice bu bees. na jekkandiko waat moom Bara. mais Abdou ni mu amee ñuy jubilé di wane seen mbégte am na ci ñoo xamante ni nii ñi ngi wax ni ñoom Ousmane Sonko la ñu ànd. waaw mooy borom ku mel ni Bassirou Kébé Waly Diouf Bodian ak ñooñu ñëpp. mooy jooyi rek ñooñu nag pour loolu ñu wax. mais dese na fi ba léegi ay partisans. il a des militants. attention aussi c'est un homme mais c'est un homme politique. dafa am ay militants réagir ñoo xam ne ñi ngi fësal seen cofeel ci moom. bien sûr c'est un homme politique. xam nga ndongoloo nee na ñaari Pastef mooy am xam nga ndongoloo nee na bu njaab yàggee léegi gawar feeñ. waaw nanu dem ba suba ki ànd ak Sonko ki àndut ak moom dina leer suba. plus tard lundi dinañ xam ñi ànd ak Sonko ak ñi ànd ak seen poos. surtout ci ñu yor fa ay fonction ñooñu laay waxal. man gétt gii nekk ci biti di mbeem taxum ñu maa jóg ñi ànd ak Sonko laa xam. suba ñoom daam ñan la parce que Sonko leen joxoñ ñu fal leen. Sonko tax ñu fal leen ñoom nee nañ li ñu am yëpp Sonko la bu mu leen gën a gore moom te dina kër góor gi wéeru. waaw des ak yàlla léegi ñoom dañuy des ak ànd ak Sonko ak yàlla dem wala dañuy ànd ak seen poos ak yàlla ak Diomaye
loolu suba lay leer waaye di bind ak bu kenn liir li ñuy bind. boo yi di bind démissionné rek bu kenn liir. parce que heure bu Diomaye Sonko masaan jote cee wax yu sew ku ne bind Khady Rose moom xam naa sànni na décret ba dem yoonam moom. xaw ma Khady Rose Khady bu la Marie Rose. waaw Khady Rose Faye la turoo daaw gudd. sànni na musóor ga xam naa ba dem yoonam moom sàqi na. très bien. ministre des sports moom xam naa doomu Amérique parce que ñoom ñëpp ne du dem Amérique lu mu fay wut. Bamba moom ñoom yi waxaale moom. ñoom ñoo wane woon seen position ci Ousmane Sonko. ñoom ñëpp moom xoolal fii xam nga ñu àndoon ak Diomaye. waaw mais bu dee mën nañu liggéey aussi. Diomaye man affaire bu dee seen liggéey baax na kay. d'accord da ngay mën a liggéey goree di toog moom toog goree di la rek. léegi ki ci des mooy ñaan ak Diomaye moom xàmmee nañ Abdourahmane Diouf la ñoom Serigne Gueye Diop ñooñu mooy ña demoon ca Mbuur ya ay ñoom Mimi ñooñu moom Diomaye lañ mas a àndal dékku nañ saaga yi dékku xas yi. Diomaye nag dàq na Sonko leer na li fi amoon Sonko ko def Diomaye ko def léegi mu leer loolu tamit sénégalais léegi ñu xam Sonko doon ruube wala Diomaye mënutoon léegi mu leer bii war a leer nag mooy ñi rëg-rëg Bodian mi nga xam ne Moustapha Diakhaté nga dalal fii yow. waaw muy say sa kaw. dëgg la de. ngir Sonko léegi suba laa bëgg a say gi. Marie yaa fa suma de. bu fanaanee décret bi Waly Diouf Bodian bu fanaanee. mais moom teel na wax ni Ousmane Sonko la àndal. du wax ji. ça ne suffit pas. démission. Amadou nee na démissionné. ok waaw beneen bi may yóbbante Ousmane mu demaale ko. muy li ma koy ndawtale mu demaale ko tey dafa wax lu am solo mooy dane assemblée. waaw nee na moom am na fonds politique. waaw 1 milliard et quelque. waaye moom yoonam newu ci ndax président ko war a lijjanti ndax defe nañ ay réforme ma koy wax surga lu mu sañe di sañ suur naa. bu ñu la nattalee 1 milliard 700 nga ne bugguma kenn du la ko forcé. dëgg. sa mbindaan mënoo koo yilif ba boo tegee añ mu ne suur naa nga dóor ko wala nga ne ko dàq naa la parce que suur naa moom cërëm la moo ko moom bu ko neexee ne suur naa. kon bañ ko nattalee 1 milliard 700 yi mënoon na ne bugguma. Abdou Nguer xam nga est-ce que xam lu tax mu wax ko tey. lu tax mu wax toog nañu 2 ans dagguma la toog nañu 2 ans fonds politique yi Ousmane waxu ci. dañ ko doon interpeller sax muy mer. waaw mais tey la soog a d'accord ba taxaw sax naan ku wax ne am naa fonds politique di menacer ba tey la koy soog a d'accord xamul tax mu d'accord. lu tax tey waaw. waaw parce que dafa bëgg fonds politique yi Diomaye yore ñu commencé ko contrôler parce que xam na ne diggante bi jeex na. jeex na mbaa Ousmane bi muy wax tey. est-ce que dégg baax li mu wax. je te le jure maa ngi nuyu dañoo bëgg ñu teg tey xoolal sous peu. di nga dégg proposition de loi ñu dugal ko pour fonds politique yi jaaree la ko assemblée. parce que c'est un projet de loi proposition de loi. d'accord au fond merci Diouf bu mel ni Guy Marius Sagna mën na ko porter. Abdou waaw. non mais li mu wax boo ko jëlee au mot rek mooy yàgg na tuuti ci gannaaw. waaw mi ngi ci doon travailler pour une proposition. parce que ku mën a dajale mettre en place comité ça veut dire que comité boobu liggéey na. wax na ni également présenté na ko. Conseil des ministres jox na ko président à maintes reprises mu dem dellu si. on ne peut pas président mais plus royaliste que le roi c'est-à-dire que soit day jaar ci ay majorité assemblée dugal ko. moom laa lay wala bu ko jaaralee comme projet de loi na déglu président. non c'est-à-dire nee na président da koo tànqam lu de. li ma bëgg a souligner mooy au moins il a mën nga ko waxal ni il a une bonne foi au moins. waaw mais père jéem na ko mais en ayant la bonne foi. mais il avait ce milliard 70. non c'est-à-dire que Diouf li ma bëgg a wax rek. non mi ngi woon ci poosam moom. waaw mi ngi doon doxal ca loolu. mi ngi doon doxal depuis 2 ans. 1 milliard 77. mi ngi ci poosam mu téye. xam nga man dama gëm ni. waaw dama gëm il devait commencer par renoncer. Sonko ak Diomaye à ce fonds politique xam nga Sonko ak Diomaye dañu am ay divergences. ci wàllu nan la ñuy jiitee affaire bi. le fonctionnement c'est-à-dire ils ont des problèmes concrets. sur le fonctionnement sur telle question. man nii laa gisee yow nii nga gisee man boo gisee man nii plutôt que d'être des enfants qui rêvent d'une harmonie impossible soyons des adultes pour gérer ay diversité loolu dafa amoon sens. bu fekkoon ni.